moom day ñëw fekk si ak li nga xamante ni moom la ñu débuté sax semaine bi ginnaaw tabaski gi parce que ci week-end bi la door li nga xamante ni moom moo di rek recours bi opposition bi les députés de l'opposition demoon jébbali Cheikh Bamba Dièye ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ñoñam ci conseil constitutionnel dañ ko débuté maanaam dañ leen a dàqal li nga xamante ni moom la ñu def ci genn wàll ñu mën ñu wax ni code pénal bi ak code de procédure pénale bi dañu valider la nga xamante ni moom lañ ca tënk ginnaaw bi tamit la ñu sax daal di dàqaat tamit code électoral bi dañ ko yóbbu woon clamé ni article 30 ak 29 bi dafa xotti warma yi nga xamante ni maanaam sañ-sañ la sax ci ñi nga xamante ni ku ci mel ni Karim Wade ak entre autres Khalifa ba ci Sonko da leen di tere ñu mën a bokk ci jongante yi ñu jëm mbir mi nag dafa mel ni amuñu ci gain de cause parce que dañ leen ko daal di dàqal moo waral nag ñu gis nag ay réaction yu bëri yoo xamante ni jógee na ci membre rawati waxuma sax député mais nit ñëpp ñu féetee ci opposition bi ak société civile yi parce que gis nañ M2D ñoo lànk ñoom ñëpp génnee ci ay kon communiqué yoo xamante ni dañuy offusqué wu ci kanamu décision bi li ko waral nag bokk na ci kon sage yi au lieu de 7 ñoom ñeent lañu ci li nga xamante ni moom moo di ca conseil constitutionnel ba jamono ja nga xamante ni moom lañ defam ndaje 22 bi ñu génn ba proclamer li nga xamante ni moom moo di lañ ca rek jëlee 7 lañ ñuy wax conseil constitutionnel 7 sages la mais jamono ji ñeent lañ am te li ko waral moom moo di ñaar ñi dañoo matal maanaam daal di ñu koy mën a waxee retraité kenn ki daal di faatu moom ci janvier bi ñu dëkkmal waaye ba nëga ni président Sall moom nanguwul falaat xam nga mooy fal par décret ba nëga ni falaatul ñi nga xamante ni ñoom ñooy remplacer ñooñu léegi nag opposition bi gis nañ ñu génn ku ci mel ni Moustapha Diakhaté ku ci mel ni kon ñu ma lim sànk rek wax ni dafay xotti war ma la nga xamante ni moom moo di lu ñu tënk ci article 89 bu conseil constitutionnel bi nga xam ne permettre leen ñoom ñu joxe rendre décision boo xamante ni defuñu au préalable li tax ñu mën a kon bokk ci amal li ñu mel waaye tamit day xotti article 3 bi ñu tënk ci loi organique bi nga xamante ni moom la ñu jibal 14 juillet atum 2016 donc loolu moom moo may tey ñi nga xamante ni ñoom ñoo di opposition bi ñu contesté te nee nañ ñoom d'accord ñu ci li nga xamante ni dafay wane ni conseil constitutionnel bi dafa demee ak teyu bakkanam ngir rek lu neex président Sall te lu ni mel buñ ko bàyyee muy jàll beneen yoon bu ñu indee beneen recours lu mel ni 3e mandat bi day tax ñu mën koo voteel président Sall te du am dara loo xamante ni lañ ciy wax ndax conseil constitutionnel bu joxee pare na moom mooy charte ndey réew mi wala nday charte réew mi moom lañ koy waxee waaye ci geneen wàll gi Ismaïla Madior Fall moom constitutionnaliste la génn na dàq kàddu yi nga xamante ni moom la ñuy opposition bi génnee xam nga ñoom sage yi ak seen njiit dañu génn apporter réplique di wax ni ñoom li ñu def seen droit la ñu ko defee parce que opposition bi ci boppam wala boog ñoom conseil bi mun nañu def maanaam délibéré su fekkee bu ñu tënkoo rek ci li nga xamante ni wax nañ ko ndax mun nañu joxe résultat su fekkee ni ña fa nekk rek am nañ mandat bu wóor ak tabbate bu wóor boo xamante ni teg na leen fa ñu mën a exercer ni ñu leen dénk Ismaïla Madior Fall nag la mu rek daal di xam la ni moom moo di ca jamonoy Kéba Mbaye gisoon nañ ne constitutionnel ñi nekkoon ci conseil constitutionnel bi juróom la ñu woon ba gis nañu décision yi ci ñett yiñ ci rendre yépp doon woon sax ci teebaayu Kéba Mbaye loolu lépp da koo def rek ngir daal di dëggal décision bi nga xamante ni ñoom ñi nga xamante ni ay sage lañ kon def nañ ko tey ji muy wane ni ñoom mu jàpp ne amul lenn lu ñu xotti ci war ma loi organique bi nga xamante ni moom la ñuy wax ak ci article 3 bi ak article 89 bu conseil constitutionnel bi fi mu nekk nii donte yooyu leeral am na ki nga xamante ni moom moo di Abdoul Mbaye dafa jàpp ni kàddu yi Ismaïla Madior Fall yooyu lu neex képp président Sall la te day dafay jaawale li nga xamante ni moom moo di nu mu tudd kantam bi ak li nga xamante ni moom la ñuy tënk ak moom lañ leen may moom jàpp na lépp lu mu wax pour intégrer la fi nga xamante ni moom mooy conseil constitutionnel donc là ñuy wax ni problème yi dafay commencer fii nga xamante ni moom la ñu nekk bu ñu demee ba ne conseil constitutionnel mooy li nga xamante ni moom moo tënk lépp lu ñu war a mën a am ci ay loi lu ñuy def ak lu ñuy dindi ñu ne ci loxoy njiitu réew mi Macky Sall lay liggéey lu ko neex lay def lu ko neex lay indi lu ko neex lay di indi donc dina indi ay jafe-jafe yoo xamante ni ci prochainement la ba ñoom ñuy wax ni njortuñu sax wala boog njortu nañu wàcc ci tali bi bu ko jaree wala ñu dem CEDEAO amalaat fa ay clamé yoo xamante ni day wane ni
forcing fi mu nekk nii la ñu nemmeeku moom moo am nag ci coowal conseil constitutionnel ba nëgë nii sax coow baa ngi jëpp Aïcha. Aïda Mbène Babacar comme ni ko Aïda waxee rek juróom-ñaar lañ ci amoon léegi ñu ngi ci ñeenti sage. waaw xam nga dafa am beneen tolluwaay boo xamante xam nga man je ne suis pas juriste constitutionnaliste mais day nekk loo xam ne day xaw a méngoo par rapport et très souvent aussi di opposition bi di clamer ci kanamu président de la République parce que 5 la woon ñu yokk ko mu nekk 7 sages donc 7 sages yi il y a 2 yoo xam ne dañoo dem retraite am kenn koo xam ne dafa génn àdduna donc ñoom seen liggéey lan la mooy pour constitution charte nday réew daanaka moo ko jiite ak taxawaay bi nga xamante ne am na ko donc mooy tolluwaay bi nga xam ne bu gën a am doole la bu ñuy wax lu jëm ci wàllum yoon ak clamé yi nga xam ne dina fay def donc je trouve que ni il est normal que le président de la République jox ko cër bi nga xamante ni moom la yellool jox ko aussi worma bi nga xamante ni am na ko de sorte que kenn warul mën a manqué ci ñoom surtout nag que ñaar ñi nga xam ne dem nañu retraite donc avant ñuy dem sax waru nañ mën a programmer que ne ñii bu ñuy dem rek le lendemain ñii ñoo leen war a wuutu wala kii bu génne àdduna kii moo ko war a wuutu mais nag comme sama xel des naa màcc ci wàllu léegi ba dama jàpp ne day dellu si waat ci loo xamante ni moom la opposition bi teg très souvent ci ndodd ki nga xam ne mooy njiitu réew mi muy mel ne dafa am loo xamante ni li koy gën di yitteel mooy prise bi nga xamante ni dina koy am ci suñu yenn luwaay wala ci yenn bërëb yi nga xamante ni dina ko may léeg-léeg muy mën di poignarder Sénégalais yi ci bëgg-bëgg yi nga xam ne dina koy am parce que quoi que l'on puisse dire aussi le leer ba leer mooy que ne en 2024 ak yenn élection ak yenn prise de décision yi conseil constitutionnel dafa am benn rôle bu am solo boo xamante ni da ko ciy joué parce que tey dépôt candidature bi lu mu ci mën a doon fa day daal di jaarandi est-ce que Macky Sall dafa bëgg am benn contrôle bi au niveau du conseil constitutionnel loolu la opposition bi di ko jiiñ ñeent ña fa nekk dafa mel ni maanaam leeruma mais déggal nañ ko lool parce que tey bu fekkente ni am na rejet boo xamante ni am na ci dépôt bi nga xam ne moo ñëw wàllu modification code procédure pénale bi tey ñu daal di ko rejeté ñenn ñu opposition bi dara jàpp ne c'est pas légal peut-être wax nañ dëgg parce que aussi que juróom-ñaari nit bu ñu absenté ñett ñi absenté day mel ni sax daanaka 50% yi moom moo daal di rek a dem presque boo ko xoolee bu baax loolu aussi lu jar a xoolaat la pour càmbar beneen côté bi aussi mooy que ni Macky Sall moom ci jëm boobu moo war mën di moytu lépp loo xamante ni luñ koy ne di teg ak baraamu tuuma la te muy indi ak jafe-jafe wala ci gàllankoor ci doxalin réew mi bokk ci wàllum démocratie parce que lii yëpp dafa bokk ci li nga xamante ni day indi ab gàllankoor mais tam di gën a gàkkal li nga xam ne mooy démocratie bu Sénégal et jàpp naa ne jaru ko nañuy xool loo xam ne lépp lu légal la ak loo xamante ni moo gën a jaar yoon rek ñu teg ko Ismaïla Madior Fall no comment no comment Karara le tailleur de la constitution Ismaïla Madior Fall moom nga xam ne moom mooy taillé moo yor ciseau yor nekk tailleuram donc et tout donc man sama question Babacar Kébé bu fekkee mën nga ma ko tontu wala kenn ci plateau bi est-ce que lan lay changer par exemple le fait que mu nekk 7 wala 4 ci décision bi nga xam te moom lay rendre moom mooy rejeter recours opposition lan lay changer non parce que bu ñu xoolee 7 la ñoom ñoo fa waaw xam naa 7 la war a doon waaw mais ñoom li ñuy jàpp lenn kese la mooy mais après c'est pas légitime ñoom li ñuy jàpp mooy c'est pas légitime pourquoi c'est pas légitime waruñu woon rendre décision bi parce que Cheikh Bamba Dièye ba muy déposé li nga xam te ne moom mooy recours bi mi ngi doon jot ne kañ lañ ci statuer parce que matuñu à leur grande surprise ñu daal di kon mais li ma bëgg a wax foofu mooy même bu fekkoon 7 lañ sax nañu rejeté ak 4 noonu lañ ko rejeté ak 7 mais xam nga lu Moustapha Diakhaté wax pour mën compléter moom dafa wax ni lu ëpp nag ci ñi nga xamante ne ñoo war a intégrer dañu xam ne président Sall fi mu nekk nii dafa jeexal gis nga bu yokkee maanaam ñoom recours yi ñuy indi ak décision yi ciy génn du favorable ci moom moo waral mu wàcc fii ñi ñoom ñu jàpp ne buñ ci yokkoon ñooñu day tax ñu tranché ci dëgg-dëgg fu non écoute dañu nekk ci benn réew moom tey ni tey ji conseil constitutionnel nekkul na tey ji wala démb kese lañ leen njëkk a tuumal ci affaire yu mel nii yàgg nañ tuumal ci décision yu mel nii tu sais fan la problème bi nekkee fi président de la république di nommer ñi fay toog ante ñu nekk si réew bi nga xam te ne nii Macky Sall képp ku mu fal lu ko neex ñëpp daal sénégalais yi def nañ constat bi li ko neex ngay def qu'on se dise la vérité justice bi yoon bi tey jii nii ñun ñëpp d'accord nañ ci ne li Macky Sall bëgg moo fay am ci secteur yëpp nag képp ku mu fa teg même ci ndawaan yi sax la mu bëgg wala sax bu ñu xalaatee ne sax lii bu ñu ko defee dana ko neex loolu la ñuy def si biir réew mi donc ñun suñu problème foofu la maanaam suñu njombaxtanu problème moom mooy li président de la république di folle ci institution yi nga xam te ne ñoom ñoo gën a mag ci biir réew mi foofu la suñu problème nekk foofu la ñu njëkk a war a fexe créer nan la ñuy defee ba andi saafara foofu su ko defee continuité bi yëpp ay du am benn problème jàmm ak salaam kese moo si am mais dès l'instant que lu toll ni conseil constitutionnel fii ci réew Sénégal le président de la république
moom mooy fale te mooy fale te ñi nga xam te ne ñu la fay fal aussi éthique ak déontologie bi tax ñoom bi tënk seen métier parce que yoon tey jii nit ki boo nekkee nit nga jàng fu nekk nga jàng ba ngay jàng foog naa xamoo sax le président de la République Macky Sall am loo xam te ne ni moo njëkk a juddu sa président boobu noonu maanaam moom mooy institution wala sax moom mooy métier bi ngay pratiquer métier boobu am loo xam ne moom moo ko tënkoon ñu ne fi li yow lii ci sa boppam nga war a tënku ngir mën a nekk à l'aise parce que nit ki booy liggéey ci dara aussi da nga ciy jaamu yàlla maanaam def li nga li mbir yi ci yoon ci respecté ak yelleefu doomu aadama yi mais nga nekk ci benn institution bu ñu la woowee téléphone lu ñu la wax defal nga def ça aussi ça pose problème man dama yaakaar ne est-ce que gars yi souvent ñu ngi bàyyi xel yàlla quoi parce que xoolal conseil constitutionnel boobu noonu est-ce que xalaat nañu am na ku ci gaañu ku ci génn àdduna est-ce que ña fa des tey ji xalaat nañu bés dina ñëw ñoom aussi ñu génn àdduna. bu yeesoo da nga ne dogu ma ne président Sall moom mooy fal di folli. waaw li ngay war a wax moom mooy buum di bumi. waaw mooy buur di bumi effectivement donc est-ce que ñooñu noonu ñu ngi xalaat bés dina ñëw tey jii ñu ne leen dem si yàlla wala seen njaboot des fii ñuy xool tey jële juge Kéba Mbaye ndeysaan ba léegi tey jii kenn du ko fàtte ak Sénégal yàlla na ko yàlla yërëm jéggal ko xaare ko àjjana yu gën a koy ba léegi Sénégal ñu ngi koy fàttaliku parce que lan parce que dafa def jaloore bu am solo def liggéey bu am solo fii ci réew Sénégal ba kenn dootu ko fàttaliku kon ku ci nekk tey ji da nga war a xalaat ni bés dina jot ñu fàttaliku sa jaloore fàttaliku sa liggéey am na ñu fi génn àdduna mais est-ce que tey ji ñooñu sénégalais yi dinañ leen delloo njukkal est-ce que sénégalais dinañ fàttaliku ñoom liggéey bu rafet bu nga xam ne defoon nañ ko ci poste yi ñu yoroon lu ñaaw kese la ñuy teg seen der donte ne sa génn nañ àdduna te donte ne ku génn àdduna sax waruñu jël ay wax yu ñaaw di ko teg ci sa der mais tey ji loolu la ñu gis donc nañu bàyyi xel ne bés dina ñëw ñu génn àdduna et je pense que ça c'est très important sama kàddu loolu la ci bien vrai que duñu ay constitutionnaliste ay kii war nga si kàddu sénégalais mais ñu bàyyi ñuy fàttali que ne le président de la république buñ koy fal tamit am na ay prérogatives yoo xam te ni maanaam yenn nit ñi buñ leen di tabb fenn moom moo koy xaatim teg leen fa ñu war a liggéey loolu ca gël guyam la moom moo ko war a def gannaaw bañ ko sampee ci réew xanaa kay ñoom ñi ñuy tabb la ñu war a wax ñoom ci boppam ñu tëddee njaaxaanaay liggéey la leen la tax ñu teg leen fa dañu war a tëddee njaaxaanaay mais aussi ki nga xam ne mu leen fa tabb aussi di jubal bu baleen ñu liggéey ñu baleen ñu libre indépendant noonu mënul nekk parce que président à chaque fois day bëgg ñuy def lépp à sa faveur ñii nii tey jii est-ce que ku ci xamante ne def nga li nga xamante ne mooy jubal googu noonu est-ce que président du la wàcce ni mu def ba fal la du la yëkkati dugaat mais loolu moo dul normal astu loolu moo dul normal c'est comme voilà tey mooy ñu toog loolu di def suñu bët set il faut mu libre di def suñuy bët set salaam toog ci régie bi bu ñu waree wax bonjour mu ne wax leen bonsoir donc finalement man à la place de sax bu dictature laa koy tuddee fal nga nit ki wala jox nga ko benn ndombal tànk wala jox nga ko dara loo xamante ne moom nga ko dégg da nga ko faa teg rek mais kàddu bi après yow loolu c'est africain loolu système africain loolu Afrique la donc lii il faut mu libre loolu yëpp day delluwaat ci benn ponk boo xam ne bu am solo la man yoon moo ko jot a jundu sànq gis nga dans toute profession éthique ak déontologie da ci am solo surtout nag bi ci gën a am solo mooy bi ñuy woowe éthique nit ki da nga war di def de sorte que lépp lu ñu la dénk te mu nekk sa wàllum liggéey saa yu tëddee nga am sa xel bu dal pourquoi parce que lépp lu la ci war def nga ko comme na mu waree tey ñi am na ci ñoo xamante nii nit ñi dañ koy wax très souvent déclamé de mais am na ñoo xam ne Macky Sall lu leen mos a woo sax téléphone mais ñoom ñoo war a jàpp ne lépp dañ ko war a def rek ngir lu neex njiitu réew mi pourquoi parce que voilà faire pour plaire maanaam gën a neex nit ki te pourtant am na ñu bari ñoo xamante ni sax Macky Sall ne les appelle jamais pour le dire que ni ceci ou bien cela moom laa bëgg mais jàpp nañu ne fal nañu leen par décret rek lépp lu ñu war a doxee lenn kese la mooy que ni diw sàngam lii ak lii moom la souhaite lii ak lii la bëgg donc nit ki nay fexe di am di quitte avec sa conscience ci pour profession bu mu mënti am parce que lépp aussi day dellu si waat pour que nit ki yàlla suñu borom kat nag mooy may mooy xeeñ te fii li fi nit di mënta am ku nekk ku ne tax suñu borom la jógee doomu aadama la ko jaarale rek am yàlla yàllaay bu ñàkk yàlla xam nga li ma jaaxal dañuy waat dañuy yëkkati san loxo waat du ma def nangam du ma def nangam du ma def prêter serment de moom léegi non mais tu joues sur quoi ñoom bu ñuy jouer dañuy jouer sur quoi sur yàlla sur alxuraan dañu waroon di teg nag alxuraan Sénégal bu ñu gi dañu teg alxuraan gi waaye da ngay ñëw rek wax gi def sa loxo rek duñu teg ci alxuraan gi de loolu constitution bi la ñuy teg de newul Coran bi la ñuy teg seen loxo bi naan kaamil la ñuy teg du kaamil la constitution bi la ñuy teg constitution bi la ñuy teg yomb naa waat nga teg naan lii rek yaakaar naa ne pour ma tënk samay civil yi ñu fa jox lii moom
lii laa indi woon tey comme point politique vu que moom mooy def actualité bi depuis kon fi ñu nekk nii ba tey boo ubbee xët yi sax moom nga ciy fekk ndax réaction yi ba tey jeexul xanaa kay ñuy attendre que président Sall complété ñi nga xamante ni ñoom ñooy 3 sages yi manqué pour que rek ñu mën a lever équivoque bi nga xamante ni moom moo nekk ci mbir mi donc lépp ñu def ko mu tëddee njaaxaanaay mu leer ba kenn bañ ne dafa labaj boo xamante ni mi ngi koy waajal wala mu ngi koy jéem def ci meñoon wax rek moo ci nekk même bu yokk complété 3 yi ci manqué ñaka neex lay xool ñi nga xamante ne ci ay waaw bu leen waxee waaw ñu def waaw kay ñu daal di ñëw ñu complété ko xëy fi di lay tabb après ngay naan ñu lay vaar kan man waaw ku may tabb man léegi damaa xam léegi tëj naa xam naa li ngeen bëgg a wax yëpp bëri na waaye sama simili jeex na tëj naa kon nag comme que tëj nga ba mardi ak beneen point